man maa ngi tudd Abdou Sané. jiital association boo xam ne Afrique la ëmb. muy association africaine boo xam ne dafa taxaw ngir saytu lépp loo xam ne mun na indi njaaxum ci dëkk. ok tur bi mooy association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophe. ok. voilà lu ñuy wax littoral mooy maanaam espace boo xam ne moo jaakaarloo ci géej bi espace boobu mi ngi tàmbalee fu ñuy wax la petite côte. jëlee ko ba Jembere Casamance. jógee encore petite côte yéeg ba fu ñuy wax grande côte dem ba Saint-Louis. maanaam jógee Ndar ba Cap Skirring. mooy géej bi mais am na aussi ci littoral ñoo xam ne nekkul géej yu mag yi mais mu nekk dex mooy comme le fleuve Casamance le fleuve Gambie le fleuve du Sine et du Saloum le fleuve de Saint-Louis bu ñuy wax le fleuve tout court la région du fleuve moo tax ñu ne région du fleuve donc mooy dëkkuwaay yoo xam ne dañu jaakaarloo ci ndox jaakaarloo ci ndox dafa nekk loo xam ne kenn ku nekk bëgg na ko lu tax booy jaakaarloo ci ndox yaa ngi nooy air bu baax air bu pur booy jaakaarloo ci ndox bu tàngee si ñëpp yow yaa ngi yëg climat bu frais boo xam ne dafa neex di nga tëdd nelaw bu baax boo nee littoral am na ñu bëri sax seen xel du ci dem tey Sénégal ak nu ñu bëggee football yëpp yàlla def na Sénégal mosul gagné coupe ci football ñun bu ñu bëgg mais am na lu ñuy wax football de plage Sénégal moo nekk champion d'Afrique moom la ñu am tey pour tiitaroo te bu fekkente ne amuñu plage du am moo indi ay Mali ay Burkina dëkk yoo xam ne amuñu ouverture ci littoral bokk ñu ci compétition yooyu dafa nekk compétition boo xam ne pour nga mun ci bokk il faut nga am déjà plage pour fi ngay footballé te football boobu yóbbu nañu te ba ay coupe du monde ñu génn fa comme ay demi-finaliste ay quart de finaliste mu nekk ndam bu rëy bu fekkee littoral boobu yëpp tey ay nit dañ ko occupé c'est-à-dire que même suñu équipe nationale suñu club yi di def beach soccer duñu am fu ñuy entraîné wu boole ci sport toujours suñu mbëri yëpp amul benn mbër boo xam ne buy préparer combat du entraîné wu ci côté géej parce que géej am na lu bëri lu muy faj sans compter maintenant que géej encore moo lay may protéine ci jën géej moo lay may possibilité nga mun a voyager par bateau par pirogue nga def ay promenade de loisir comme boo nekkee ci hôtel yi yëpp géej moo indi tey Sénégal am secteur touristique bu kii doo gis benn complexe touristique boo xam ne du nangu jege géej donc géej lu mu ëmb dafa bëri enjeu dafa rëy dem ba léegi géej mi ngi ëmb sax pétrole ci biir donc loolu yëpp indi na ba nga xam ne lu ñuy wax enjeu ci littoral dafa rëy dafa nekk affaire alal boobu nag ñun ci sunu loi dañu ne premier alal bi nga xam ne mooy air frais bi ñun ñoo ko bokk loolu moo indi ci jamono Senghor bu ñu jëlee indépendance ba léegi booy doxantu ci corniche bi kër ñoom Émile Badiane ñoom Senghor ñoom Moustapha Niasse nekkul étage pourquoi parce que heure boobu dafa amoon ci code de l'urbanisme disposition bu tere yëkkati parce que booy yëkkati ñi nekk sa ginnaaw dañu am air loolu moo indi alal la gars yooyu amoon en pagaille mais ay kër toujours ak tuile nii rek la ñu def foofu ba point E ci code urbanisme bi kenn amul droit yëkkati benn 2 ba 3 étages parce que dañu xalaat ni boo koy def ñi di nekk sa ginnaaw da ngeen di tere am air mais léegi jamono dafa yàqu loi boobu kenn mësu ko génne fële lañ ko teg même panne résidence boobu ñi di tabax léegi ñoom ñu ngi yëkkati ay premier deuxième troisième te kenn du leen contrôler yemuñu foofu mu am léegi nag ñoo xam ne ñoom dañu xalaat ni dañ koy moomeel ñëw ba si suuf tabax te ku tabax dof la pour nga ñëw buntu këram pour taxawoon ne da ngay jël air daf lay dax donc finalement loolu moo indi ñu naan ñu ngi bëgg a privatiser loo xam ne ñun ñoo ko bokk la ressource bu ñuy wax air pur ñoo ko bokk bàyyi kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko ñun ñoo ko bokk te am lu bëri lu muy faj surtout que Dakar dafa am pollution suñu poumon yi nooy boobu moo mun a indi ku nekk nga mën a am santé bu baax léegi enjeu bi yëpp foofu la nekk mu am ñoo xam ne dañu bëggee trop peu defe ne léegi seen alal ak doole bu ñu am ci seen diggante ak nguur yi may na leen ñu fuuy ba di dem di nangu géej bi def ko lu ñu moom suñ ci jóglee ba taxaw ëllëg suñu doom yi duñu am fu ñuy demee ci géej parce que dafay fekk ñu occupé ko yëpp donc loolu moo indi aujourd'hui ñun suñu association mu lëkkaloo ak yeneen association yu bëre pour jéem a xeex ba nga xam ne ñi ko occupé yëpp ñu génne leen foofu. ok. problème suuf fii Sénégal ragal naa moo nekk la plus grande boobu moo gën a dangereux sax que coronavirus bi ñuy wax ni sama dëkk man mii ngay wax ni mooy Ziguinchor
amoon na fa lotissement 79 boobu moo indi histoire bu fa nekk nii rébellion Casamance bi am ni ci suuf la jógee pour won la suuf buy dem problème entre villageois ci suuf lay jógee dëkk boo dem tey pratiquement am na problème suuf amul benn dëkk Sénégal boo xam ne problème suuf amu fa Kaolack am na problème suuf Saint-Louis am na problème suuf Thiès Mbour am na problème suuf fii Dakar nag problème kese suuf kese lan moo ko indi ñaar affaire la dafa am lu ñuy wax domaine sur la loi sur le domaine national loi boobu boo ko jëlee ci aspect positif baax na parce que lan la dañu yaakaar ni suuf si nguur moo ko moom te nguur ñëpp la fi nekkal donc bu ñu ko defaloon peut-être que problème dina doon am mooy lan samay maam ñoo fi dëkkoon te sama mën na dëkk foo xam ne moom ko hérité wu ko mais le fait que nguur centralisé affaire yi yëpp baax na à condition que nguur googu buy def lu muy def mu def ko dans la justice ak dans l'égalité mais malheureusement fii Sénégal tey lu ñu seetlu mooy lan ñi am doole ñoo lay fekk yow fi nga nekk ñu doon say gan ñu nangu yow fi nga dëkk dàq la foofu affaire baa ñu tàmbalee temps boo xam ne ñun mii ñoo ne ko ci nguur gi aussi par exemple boo jëlee seen India ñëw dinañ soxla naa nangam hectare pour mun a béy ay tool parce que yéen fii suuf dafay traîner nii te def ko boo nekkoon nguur bu responsable au lieu nga ne léegi man damay joxe seen India wala gan yi suuf pour ñoom ñu mën a def maraîchage mais ñoom xaalis bi ñuy investir noonu yow boobu nga waroon fexe ba sa secteur privé local wala yow en tant que état nga jël sa propre alal def ñoom lu ñuy def ni nga liggéeyloo foofu say population avantage bi mooy lan yow état yaay moom toujours suuf si ñi ngay liggéeyloo foofu dañu nekk ay liggéeykat yoo xam ne état la c'est ça le problème indien ñëw ne la damay investir 7 milliards fii pour moo defal la ay tool mais état 7000 privé war ko jaaxal donc suuf soosu c'est ça le problème mais ñun au lieu ñu jéem a seet côté boobu mais ñun yàkkamti nañu gis chinois bu ñëw indien bu ñëw ñu jox ko suuf si mu valoriser ko alors que au même moment ñu ngi fii di wax ay programme pour les jeunes mais suuf soosu la ñu waroon jël def programme pour les jeunes te boo demoon par exemple dans la zone de Dagana foofu côté de château yooyu au lieu que benn indien ñëw moom suuf si clôturer ko yëpp yow état yaa mën noonu clôturer yëpp nga confier ko sa benn ministère mooy ministère agriculture yaa xam wala ministère promotion jeunesse yaa xam wala ministère même des femmes yaa xam nga jox ko benn institution boo xam ne moom mooy gérer affaire bi yëpp li gars yi waroon def moom mu def ko ñu mu waroon recruter pour ñu liggéey mu liggéey loolu leen parce que indien bu ñëwee ouvrier yi leen jël pour ñu liggéey état bu leen jëlee sax moo ëpp sécurité que gan di leen di utiliser te en ce moment problème suuf du am parce que kii moom suuf si mooy nguur mooy ñun ñëpp mais non suñu état ñàkk xalaat yàkkamti na ba gan ñëw jël suuf boo gisee problème suuf di gën a compliqué c'est parce que dans les pays développés muy Asie muy Europe muy Amérique ñoom foofu amatuñu suuf léegi problème bi mooy lan la conquête des sols du sud fii moo leen dese Inde dafa nekk continent bu peuplé Chine dafa nekk continent bu peuplé Asie dañu peuplé yàlla tax def aussi seen relief bi dafa bëri ay montagnes dafa nekk nga mën a béy te ñoom noonu la ñu bëree léegi amatuñu foofu place suuf Afrique la ñu bëgg a ñëw jël te suuf Afrique bi nguur gi di joxe nu mu ko joxe indien mu am ci ginnaaw ñu jooy boo jëlee par exemple dans la zone de Dagana éleveurs yi amoon na foo xam ne foofu la seen bétail doon jàll mais léegi seen India moo ko moom donc parcours bétail bi dañ ko limité agriculteurs yooyu itam lu ñu leen fay demee noonu dañu nekk ay ouvriers agricoles te agriculteur période la rek am na âge boo xam ne bu amee rendement bi day baissé waa ji bàyyi ko mu dem bu demee fekk amatul suuf jëluñu ko fii lan lay def alors que bu doon moom suuf si même buy dem retraite ay doomam ñooy continuer di mettre en valeur espace boo xam ne moo ko moom mais fii dañ ko jël comme ouvrier buy jël retraite jeex na keneen du mun a continuer si suuf soosu parce que ñàkk na suuf si donc loolu moo indi vraiment daal tey pratiquement coow li bëri un peu partout Ziguinchor fu ma toll fu ñu tolloon nii coow en pagaille moo am jël naa suuf tey nguur di koy seetaan ba yëf yi jaxasoo donc lu ñu war a def tey mooy lan mooy ñu xam ni suuf mun na indi guerre mun na indi histoire bu dul jeex kon nañ ci ànd ak suñu xel ñi nga xam ne ay comme genre ñoom Babacar Ngom c'est pas parce que am nga doole que nga war a ñëw def lu la neex ci ay nit am na loo xam ne parfois boo ko defee sax du la jikk man de ñaanuma nit tudd ba ci xëccoo suuf bu dee suuf kese la amoon naa fi ay terrain yu bëri mais fépp xëccoo am rek Abdou Sané du ci dugg. toujours ci littoral bi boo gisee ñun ak ñeneen ñu taxaw bañ
ñu laal zircon bu Niafra nekkul ñun dañu bañ exploitation bi mais dafa fekk zircon bi fu mu nekk ci booru géej bi la léegi ñun lan la ñu ragal fu zircon bi nekk tey yàlla moo ñu sutural rek ba ñu am lu ñuy wax ay dunes dafa mel ni ay montagnes yooyu ñoo teree ndoxu géej bi avancé mais bu dul loolu kon dëkk yooyu yëpp dañuy disparaître parce que ndox géej dafay ñëw léegi montagnes yooyu nga xam ne ñoom ñoo freiné ndox bi si suuf montagnes yooyu foofu la gars yi bëgg a gas pour jël zircon bi maanaam frein bi muy montagne bi boo ko génnee léegi lan mooy tey ndox bi kon dañuy vivre situation boo xam ne moom la waa Guet Ndar di vivre tey nguur amul xaalis boobu pour faire face boole ci am na loo xam ne loolu moo gën a dangereux te boo jëlee lu ñuy wax littoral Casamance mooy Diembéring ba Kafountine dëkk yu nekk foofu yëpp en passant par le Blouf ñoom ñëpp tey problème ndox la ñu am pourquoi parce que xorom si dafa am doole dafa dugg ba mu polluer toutes les réserves zircon bi boo ko jëlee ndox géej bi gën a ñëw boobu mooy kenn dootu fa dund kenn dootu fa béy dara dootu fa am donc danger boobu moo rëy ba nga xam ne bëgg suñu réew bëgg wax dëgg ak bañ être corrompu moo indi ñun ñu bañ affaire bi ñi ko bëgg ñoom malheureusement xooluñu loolu amuñu analyse boobu peut-être que aussi amuñu xam-xam boobu ñoom lu ñuy gis mooy way dañuy exploiter zircon bi te zircon bi boo ko exploiter 10% nga ciy am 90% moom la promoteur bi moom mais ñun suñu xeex bi en réalité c'est quoi mooy lu ñuy xeex fii Dakar littoral bu ñu war a protéger la contre l'avancée de la mer te zircon bi boo koy exploiter littoral boobu day dem en ce moment ndox pour naan sax kenn dootu ko am tool yi nekk foofu yëppay dee comme ni ma ko waxee ay Tanduk tout le Tanduk là ba jusqu'au Cap Skirring ñoom ñëpp xorom si mooy ñëw dugg c'est tout yàggul on a vu au Cap Skirring xeex bu am affaire ndox boole ci barrage Attignane mi ngi nii boo jëlee les villages de Balimour de Diatok fu mu ne nii heure bi nii amul ndox am ñu ndox laal na sa Tanduk léegi boo demee même dans les villages les singes sortent de la forêt ñoom ba ci kër yi pour fu ñu naanee ndox parce que les petits ruisseaux la ñu nekkoon ci géej bi ñoom ñëpp dañu inondé wala ñu am xorom kenn mënu ko naan simple barrage léegi nga war ci dolli l'eau de mer kooku dégâts rek mooy am donc tey ku bëgg Sénégal war nga structurer le littoral sans compter que àdduna dañu am ay bailleurs yoo xam ne ñu ngi tudd Banque mondiale ak Fonds nordique ñoo nag li ñuy jàppale pour ñu gën a sàmm suñu littoral à travers programme bu ñuy wax WACA léegi bu fekkee yow dem nga ba nga am ñooñu di lay jàppale ci alal bu diis yow mii moom suuf si yow mii nga xam ne yow la ñu bëgg a jàppale ngay saggan encore di def le contraire de li ngay demandé da ngay ridiculiser sa bopp ku la waroon yërëm sax lu yërëm